histoire Covid 19 mbokk yi dal leen ak jàmm ci émission bi ñu jagleel wàllu mbas mi fii ci biir réew mi ak biti réew saa su ne niñ koy defee rek ànd ak yéen ci xibaar yi nga xam ne ñoo ñeel biir réew mi ak biti réew ci li nga xam ne moo ñeel mbas mi ñi nga xam ne ñoo wër ñi ñàkk seen bakkan ak ñi nga xam ne boobu ba léegi ñoom ñoo nekk ci kër docteur yi lu tolloog 13 826 personnes ñoom ñoo am mbas mi 287 daal di ñàkk seen bakkan ñu wër nag léegi ñu jege ñaari junni docteur El Hadji Mamadou Ndiaye la ñuy àndal kon saa su ne mu defal ñu xayma bés bi. ci junni ak fanweer ak ñaari test yi ñu jot a def juróom-ñett fukk ak ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak ñaar mooy cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañu feebar bi parce que dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñeent fukk ak benn cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñ fu ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Thiès am na ci juróomi cas communautaire Gibraltar am ñaar Grand Dakar am ñaar Guédiawaye ñaar Kaolack am ci ñaar Kédougou ñaar Mariste am ci ñaar Mbao am ci ñaar Parcelles Assainies ñaar Sédhiou am ci ñaar Tivaouane am ci ñaar Yeumbeul ñaar Ziguinchor ñaar Fatick am ci benn Ngor benn Ouakam benn Ouest Foire benn Passy am ci benn Pikine benn Point E benn Rufisque benn Saraya am ci benn Sicap Liberté 2 benn Touba benn ak Yoff benn ñeent fukk ak juróom-ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak ñett ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb alarba ñaari fan ci weeru septembre biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan. docteur El Hadji Mamadou Ndiaye jaajëfal ko bu baax a baax ci xibaar yu am solo yooyu jëm ci wàllu mbas mi saa su ne muy ànd ak ñun ñu defal le point du jour maanaam fi nga xam ne fa la feebar bi toll fii ci biir réewum Sénégal loolu nag ngeen gis ko ni ki démb nag amuñu kenn ko ñàkk bakkanam li ñaan mu wéyee noonu ñi nga xam ne tamit ñoo am jafe-jafe yi bëri nañ ci wàllu woowu ñaari cas grave la ñu nemmeeku ci diwaanu Matam kon nag foofu ci hôpital bu Ourossogui juróom-ñaar ci ay malade ñoom ñoo fa ne waaye gouverneur bi mu ngi félicité bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk askan wi ci niñ taxawee ci xeex lii di mbas mi diwaanu Matam Ali Bandel ñaa lañ fay fekki. di leen dalal jàmm fii ci diwaanu Matam ni ki tey jii ci alxamis gi bi nga xamante ni moo fi am moo di diwaanu Matam enregistré na lu ñu mën a wax ñaari cas grave mu di ñaari mag yoo xam ne kenn ki am na lu ëpp juróom-ñaari fukki at kenn ki am lu xaw a dabal juróom-ñett fukki at ñoom ñaar ñëpp nag ñu internet waxtu wile ci centre hospitalier régional bu Ourossogui di bërëb bi nga xamante ni nag foofu la ñu réservé woon ngir cas grave yi nga xamante ni ñoo waroon feeñ ci diwaanu Matam foofu nag gannaaw bi ñu fa demee fekk nañ fa docteur Diouf mi nga xamante ni moom mooy médecin chef boobule toppatoo wàllu traitement cas grave yi ñu teewlu waxtaan ñu seq ak moom. waaw lii donc ñaari patients yi nga xam ne am nañ ko fii si hôpital Ourossogui pour l'instant ils sont stables ñu leen di gérer suñu kéemtalaay kattan c'est vrai que li ñu soxla woon yëpp si matériel lépp ñëwagul mais comme ni ko xamee rek fan yii si ginnaaw ministère donc par rapport ak respirateur d'anesthésie de réanimation yi donc teg nañ si ñetti respirateur donc pour prise en charge respiratoire bi heureusement pour l'instant donc c'est des malades yoo xam ne ils n'ont pas encore besoin soxla wu ñu ñu utiliser machines yooyu si ñoom donc jumtukaay yi nga xam ne jot nañ ko am pour l'instant ñu ngi arrivé à les stabiliser avec ça donc ñu ngi sant yàlla ñu ngi góorgóorlu ndànk te donc on a le renfort donc du district sanitaire de Matam et de la région médicale qui nous permet en matière d'équipement aussi ñu am ay voilà disons ay équipements yi ñu mën a utiliser pour l'instant en attendant d'avoir encore yeneen renfort. ci waxtu yi nga xamante ni ñu ngi saytu wér-gu-yaramu ñaari malade cas grave yi tëdd ci lalu hôpital Ourossogui jamono boobee nag yeneen juróomi patient ñoom it ñu ngi tëdd ci centre de traitement bi nekk fii ci dëkkub Matam rawatina ci précisément ci hôpital régional bi ñooñu itam ci xibaar yi ñu mujjee taataan ñu ngi am tan bu baax a baax waaye loolee yëpp nag terewul ba kilifa yaa ngi wéy di gën a soñu askan wi ci mesure barrières yi maanaam ñu sàmmonte ak moom rawatina solu masque ak distanciation physique bi ki nga xamante nag moo di gouverneur bu diwaanu Matam donte mu ngi rafetlu bu baax a baax taxawaayu askan wi ci xeex bi waaye mu ngi gën a ñaax ndaw ñi rawatina ñu gaar ngir ñu aar mag ñi ndax jàpp na ni ñaare ci ñoom la feebar bi gën a garaaw ñu teewlu waxtaan bi nga xamante ni séq nañ ko ak Mouhamadou Mokhtar Wade moom mooy gouverneur bu diwaanu Matam. jëm ci mbirum mbas mi ñëpp xam nañu que Matam boobu léegi ñu ngi ciy góorgóorlu te
ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngànk secteur santé bi ñu ngi ciy mosu seen affaire bu baax a baax tey li ñu mën a wax ci bilan bi fi ñu toll tey mooy am na juróom-ñaar personnes yoo xam ne dañ leen hospitalisé fii ci région de Matam ci biir juróom-ñaar ñu am na ñaar ñoo xamante ni ay mag lañu kon nag appel bi mooy lancé rek muy population une fois de plus encore nañu wàccoo li ñuy wax mesure barrière mooy lan nga dawal xal luy mot ci benn mètre sa diggante ak beneen nit nga fexe également surtout nga sol sa masque ak di raxasu say loxo xale yi ak ndaw yi nañuy sol seen masque notamment ci biir kër yi ñu fexe ba préserver également ñi nga xam ne ñoom ñooy mag ndaxte naam gaa bu dem mbas mi du sonal bu baax xale yi wane nañu ko ni mbas mi bu duggee ci mag rek mën na koo sonal lool moo tax le fait que di jël yenn kaas ataay yi ñëpp toog ku nekk di naan di jox sa morom di jaarale ko sa morom di jox ñeneen ñi c'est vrai que spécialiste yi waxaguñ ci waaye nag liñ ci mën a wax daal mooy principe de précaution daal war nañu pousser que ni ñu mën a éviter quand même yenn comportement yi ak yenn attitude yi yoo xam ne dañ ko avant mbas mi. ci tënk kon tey jii mu nekkoon lu ñu dajale woon ci wàllu xibaar ci biir miroir Covid 19 maa amoon mbégte loolu yëgee leen xibaar yooyu la ma leen di jox di daje ëllëg ak yeneen xibaar. buñ jógee diwaanu Matam jaajëfal bu baax a baax Ali Bandal ñaa dañuy wàcc dem diwaanu Ndar Géej foofu nag délégué de quartier conseil de quartier ak acteurs communautaires yi ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñoom ñëpp ñoo dajale woon ngir fexe nag mbas mi bañ a law ci biir réew moo tax ñu amaloon ab ndaje ca mairie ba dañuy dem ba diwaanu Ndar Géej ca mairie boobu sax may wax fekki fa ki nga xam ne moo nekk Ousseynou Diop ak Habib Seck Ousseynou ñu ngi lay dalal jàmm. jërëjëf ñu ngi lay nuyu li ñu tàmbalee miroir Covid 19 jëm na ci wàllug liggéey bi nga xamante ni tey képp kuy yëngu jëm ci wàllu santé nekk ay relais communautaire wala boog nga nekk ay délégué wala boog nga nekk ci hôpital régional bu Ndar ñoom ñëpp nag tey dañu booloo manko nekk benn ñëw nag ci mairie bu Ndar foofu dañ fa amal waxtaan boo xamante ni ñoom ñëpp lang nañ ko ngir kenn ku ne nag wax sa xalaat ci wàllu mbas mi waaye tamit xool tey yan pexe ki prox ndoolo la ñu daal di teg ngir lu jëm ci wàllu jafe-jafe bi nga xamante ni tey Ndar mi ngi dund muy cas communautaire yi ni mu bare ak itam askan wi ni mu gën a bare ñi nga xamante ni dañu lor ndaxte xam ngeen hôpital régional bu Ndar tey dafa fees dell ba am sax ñoo xamante ni dañu nekkoon en attente di xaar lu jëm ci wàllu place kon loolu tey moo taxoon ñu daal di amal ndaje bi xool nag nan la ñuy fexee ba transmission communautaire bi ñu daal koy mën a arrêté moo tax képp koo xamante ni tamit acteur communautaire nga ñu daal lay boole ci ndaje boobee Mansour Faye maire bu Ndar daal ci indi ay leeral jàpp ni tey kon kenn ku ne war nga ci dugal sa loxo. yëgle nit ñi bañ a bàyyeeku yaakaar naa ne bu boobaa daañu mën a inversé maanaam fexe ba nga xam ni kay wàññeeku te kay il faut mu wàññeeku loolu nag dafa laaj liggéey ànd ceeg waa district bi ànd ceeg vraiment donc le système de santé dans sa globalité pour ñu egg ci résultat yooyu la donc daje bi en tout cas dafa nekk daje bu am solo parce que ñu ngi soog a am daje bu mel nii pour na mën a waxtaan ci lii seet nag aussi ban taxawaay la ñu mën a am au niveau des postes de santé parce que Saint-Louis dafa nekk dëkk bu rëy bu ñu nee nu mu toll ginnaaw Touba commune de Touba ak commune de Kaolack yaakaar naa ci wàllum population commune de Ndar moo ci topp. kon nag mi ngi noonu kon tey ci diwaan Ndar Géej képp kuy acteur communautaire délégué de quartier chef de quartier ñi nga xamante ñoo nekk ci wàllu hôpital bi ñoom ñëpp dañu daje woon nekk benn xool lu jëm ci wàllu feebar bi nan nañu fexe nuñ ko daal di arrêté ci diwaan Ndar Géej. Ousseynou Diop jaajëfal ko bu baax a baax ci liggéey bu rafet boobu nga xam ne moom lay def ci diwaanu Ndar Géej ci télévision Futur Média moom ak Habib Seck bu ñu fa jógee ñu dem Mbour Géej foofu nag lu tolloog 450 cas moom la ñu am boobu ba léegi waaye gis nañ nag ay bés bi cas yi ñu ngi wàññeeku bu baax a baax loolu la ñu Abdourahmane Diallo wax loolu nag askan wa ñoo ci taxaw bu baax a baax ki nga xam ne moom nag chef district sanitaire di docteur Fatma Fall rafetlu ko bu baax a baax Abdourahmane dalal nañ la bu baax fii ci miroir Covid 19. jàngeen jëf ci seen seetaan télévision Futur Média tey ñu waxtaanee ci lu jëm ci wàllum coronavirus ci département bu Mbour ñu seetlu ni feebar bi fi mu ne nii mu ngi wàññeeku. Covid bi moom am na waxtu yoo xam ne yi ci gannaaw tabaski bi gisoon nañ ne cas yi yokku woon ndax bés bu jot daan nañu dégg ñu lim cas yoo xam ne yi xaw na takku ba ma wooyee préfet expliqué ko dajaloo nañu ñun ñëpp def réunion képp koo xam ne kii am nga baat ci dëkk bi toog nga ca réunion ba ñu réunion yee acteurs communautaires yi mooy relais yeeg bàjjenu gox yi takku nañu sensibiliser ji wër joxe ay masque waa ODCAV takku nañu sensibiliser joxe ay masque def ay caravane les délégués de quartier takku nañu aussi ñoom it sensibiliser pour nit ñi takk masque et boobaak léegi daal seetlu nañu ne masque yi nit ñaa ngi koy takk pax boo génnee ci dëkk bi di nga seetlu et seetlu nañu it ne cas yaa ngi wàññeeku. tey jii nii lu waral feebar bi wàññeeku
acteurs communautaires yi ñoo daal di dugal seeni loxo ci mbir moomu comme ni ko docteur Fatma waxee waaye tamit muy yokk di ñaax mburuwaay yi ñu daal di respecter mesures barrières yi. bu ñëpp takkee masque yi virus bi dootul mënati du jóge ci bii nit di dem ci bële nit mu jeex fi ñu dem ci yeneen yitte ndax ku nekk xam na gàllankoor yi nga xam ne yi virus boobu def na ko ci dëkk bi te amul kenn ku ko yëgul ci dëkk bi bépp kuy liggéey wala kuy xëy ci dëkk bi rek yëg nga virus boobu li mu fi def te mu ngi fiy bëgg a yàgg. yi yenn la ci ay xibaaru coronavirus yi nga xam ni indil nañ leen ko fii ci département bu Mbour. Abdourahmane Diallo jaaraama ci xibaar yu am solo yooyu ci diwaanu Mbour géej nga xam ne semaine bi gis nañ wàññeeku bu mot sëkk waaye nag foofu boobu ba léegi am nañ 450 ci cas diwaanu Thiès nag foofu gis nañ lu tolloog téeméeri cas rawatina foofu ci diwaanu Pout mbir ma dafa yokk bu baax a baax nag loolu nekk lu doy waar ndax am nañu téeméer ci ay cas ni mu yokk noonu tax ñii di chauffeurs yi ñu nekk ci gare routière rek ñoom ñëpp daal di mobiliser bu ko defee mbas ma daal di fay jugee Cheikh Anta Diop lañ fay fekkee Cheikh Anta nuyu naa la. jërëjëf Pape Fara dañuy dikk fii ci diwaanu Thiès waaye dañuy dem Pout nag buñ koy wax daanaka njaayam mango yi képp kuy romb Pout di nga gis ci pegg tali bi ay soxna yoo xamante ne fi la ñuy nekk di jaay mango gis nañ ne aussi clando yi aussi bari nañ fa mooy chauffeur si nga xamante ne ci gare routière bi ñoom ñaar ñoo lëkkaloo di soxna yi ak chauffeur yi ngir gën a ñaax askan wi ci wàllu feebar bi di coronavirus ñu gis ne fii ci diwaanu Pout daanaka pandémie bi mi ngi fiy gën a jéggi dayo lu toll ci téeméeri cas ak lu teg am na fii ci diwaanu Pout loole nag tax na waa maire bi ñoom it ñëw dugal ci seen loxo ànd ceeg jaaykat yi ak chauffeuru clando yi ñu dëkk fii nag pour gën a ñaax askan wi wax ne nag feebar bi mi ngi fii ci diwaanu Pout ñu gis ne nag fii ci Pout ñu bëri dañoo farataawul li nga xamante ne moom mooy takk ak masque defe naa ne chauffeur yi wax nañ ci jaaykatu mango yi nekk ci pegg tali bi wax nañ ci kon nag ñu dem Pout rek xool dafa am. cas yi ñu ngi commencé bari district de Pout lu ma téeméeri cas ak lu topp bari na ëpp na sax war nañoo organiser wu pour essayer de trouver des solutions à ça. xoolal fi ñu taxaw nii am na ñuy romb ñoo xam ne yoruñu masque te loolu actuellement dañ ko war a dépasser donc xam naa ni bi muy soog commencé gendarmerie commencé woon na di jàpp nit ñi les gens avaient respecté mais ñaari fan ñetti fan yi nga xam ne gendarmerie génnuñu nit ñi commencé woon nañu. affaire banque fii il faut que ñu solution ak par rapport à ça solution yi nag ça commence d'abord par nit ñi seen bopp parce que wekk sa bopp d'abord xëy sa bopp aussi def naa ne loolu. avant ñu lay wax ne defal nii yow war ngaa jël responsabilité pour loolu. population pour tamit ñoo ngi leen di wax ni leen lii nga xamante ne maanaam mooy masque yi dañ ko respecté di respecté distance yi ku génn boo ñëwee raxasul ak saabu raxasul ak gel. aykat bu nekk na nga raxasu fukki minute yu ne yaa ngi daw ngi nga jaxasu ñu nga raxasu respecté li gën ci sunu yaram gën ci réew mi. voilà mu nekkoon fii ci Pout ñu fi doon amal miroir Covid 19 di leen jox daje suba ak jàmm ci waxtu wi. Cheikh Anta Diop jaajëfal ko bu baax a baax ci xibaar yu am solo yooyu rawatina ci diwaanu Pout goog nga xam ne fa la nekk kaa yu bëri kon noonu nga xam ne waa garage bi noonu la ñuy def noonu kese la fexe nag jàppalante seen biir mbas mi daal di wàcc ku ne gox ba nga nekk boo ci taxawee rek farlu ci ñëpp di ci taxaw rek dina dem ba coronavirus daal di jóge fii ci biir réew mi jóge tamit ci àdduna bi loolu la ñuy ñaan mbokk yi tey looloo gënoon fës ci seen magazine miroir Covid 19 lépp rek ngir daan coronavirus ndax boobu ba léegi opération boobu la ñu def ñaari fan ci weeru mars ba léegi ñu ànd ceeg yéen tàyyi wuñ ci te duñu mus a tàyyi di leen wax rek dénkaane yi moom la waa kër docteur wax raxas sa loxo ba mu set saa boo génnee ndox ak saabu boo ko amul nga am gel hydroalcoolique daal di ko ciy def di takk masque nag saa su ne rawatina ci bërëb yi nga xam ne nit ñi foofu la ñuy daje marché yi ci biir oto yi ak fépp foo xam ne nit ñi dinañ fa daje bu ko defee da ngay ñàkk sa bopp ñàkk sa morom doo mën a wàll kenn du la mën a wàll matuwaay yooyu donc jamono ji mooy traitement yi kon nag loolu la ñuy dénkante rawatina ñun ndaw ñi ñoo ci war a gën a mën a taxaw di sensibiliser tamit soo gisee sa morom mu dugg ci oto jël masque bi teg ko fi ci suuf nee ko mu yëkkati masque bi loolu c'est important naka noonu ñu daal di jàppalante bu ko defee rek lii di coronavirus daal fiy jugee. wéy leen di ànd ak ñun rek ci li nga xam ne moom moo nekk ci suñuy programme ndax groupe Futurs Médias mu ngi feetee fukki atam ak juróom-ñaar ba bële ngeen ànd ak ñun te dara ñaawul télévision fukki atam lay daal di feete muy TFM kon di leen jaajëfal bu baax jàmm ak jàmm ba suba incha allah.